CRSD di cadre des religieux pour la santé et le développement askanu Sénégal moo leen tax a jóg tax na ñu yëkkati ay waxtaan yu am solo jëmale ko ci planification familiale ak espacement des naissances. réew moo gis ay askan ñoo ko dëkkee te Sénégal bari na fi doomi aadama yu bokkul diine bokkuñu gëm-gëm bokkuñu pas-pas waaye diine bu mu ci mënti doon du pas-pas rekk ko tax a jóg waaye dina sàmm bien-être doomu aadama bi fexe ba muy dund ci jàmm moom ak njabootam maanaam li tubaab di wax un esprit sain dans un corps sain xel mu sell ci jëmm ju sell. li ko tax a jóg nag mooy lëkkale këri diine yi ngir nit yi diine yi ànd pour liggéey ci développement lëkkale bi moom mosu fee jóge këri diine yi Sénégal am nañ ay relation yoo xam ne nii relation yu yàgg la ñu ngi amlante di saavonte waaye nag këri diine yi lëkkaloo liggéey ci développement nag loolu moom lu bees la loolu nag moo tax kuréel bii jukk am këri diine yi mu ne këri diine yi association yi ci lañ bokk itam maanaam association islamique yi lu mel ne l'association des imams et oulémas le haut conseil islamique du Sénégal ak réseau islamique population ñooñu ñi ngi ci biir donc CRD dafa jéem a fédéré këri diine yëpp ak mbootaay diine yi moom mbëri dafa ma nga wax ne daal këri diine yi la ak mbootaay diine yi ak église bi. En fait ñun waa église luthérienne du Sénégal dañoo engagé wu ci CRSD dans le cadre de l'espacement de naissance surtout dans la PF parce que suñu gis-gis ci loolu mooy suñu jàngu bi ne prend pas seulement le cas de l'esprit de l'homme de sa question spirituelle mais aussi day jël li nga xamante ne mooy itam son cas social sa vie et sa nature tout entière donc la santé nous préoccupe d'autant plus que ñu ngi ci xeexum la mortalité infantile et maternelle loolu moo tax itam ñu engagé wu on a implanté des églises et aussi ñu ngi def ci ay causeries pour conscientiser suñu mbokk yi suñu fidèles yi pour que au moins qu'on prend conscience du bien-être social bu ñu ko waxee mooy nga xool sa yaram mu toll. ndax liggéey bi dañu ko basé ci alquran ak sunna ak njàngale mag ñi boobu ak léegi gis nañ ni def na effet boo xam ne ci population yi yaakaar nañ ni buñ ci jógul woon état dana am problème moo tax ñu jóg ñu tamit ànd ak ministère de la santé ngir jàppale état ci population yi ndax ñun ñooy dem ci daayira yi ñooy dem ci xadara jumaa yi ñooy dem ci màggal yi ñooy dem ci gàmmo yi ci ngénte yi ci tëj yi ci ciit yi fu ci nekk te bu ñu demee yàlla defal nañu loo xam ni donte ñetti nit lañu danañu déglu te déglu koo xam ni déglu xol lay doon déglu na lay jëfe moo tax mbooloo mi boobaak léegi wax dëgg yàlla ñu ngi def ay jéego yoo xam ni am na solo lool ci société sénégalaise. ñàkk a def planification familiale nag wala espacement des naissances gis nañu ni am na njeexital yu doy waar ci doomu aadama yi li ko gën a faral di indi nag moo di njur mu jegewantu nga xam ne nag dina indi ay danger ci yaay ji lu mel ni diabète hypertension artérielle dem ba sax bu faat yaay ji mën a yokk bu baax li ñuy wax taux de mortalité maternelle ñu gis ne ci xale bi mën na ko indil malnutrition ñàkk jàng bu baax échoué ci avenir am dem ba ci sax famille boobule seen dund mën naa sooxe bu baax a baax. ñun ginnaaw programme la boo xam ne li ñuy def ñun dañuy accompagner ministère de la santé donc ministère de la santé ñoo définir ay régions priorité ma nga wax ne région priorité yooyu ñu définir maanaam Thiès ci la bokk Diourbel Matam Ziguinchor Sédhiou ak Kédougou loolu mooy région prioritaire bu ministère de la santé ndax région prioritaire ñoom dañu wax ne ci région yooyu taux de prévalence contraceptive bi dafa xaw a faible waaye région de Diourbel nag xam naa ne moom ci région bi leen gën a ci yi leen gën a yitteel ci la bokk ndax région taux bi dafa faible trop te dafa mel ne itam maanaam li tax mu faible foofu mooy facteur religieux bi ci la bokk ndax dafa mel ne nit ñi lépp lu ñuy bu ñuy wax ci planification familiale rek dafa mel ne nit ñi dañu jàpp ne l'islam da koo tere alors que li may expliqué léegi nag moo ne espacement de naissance l'islam terewu ko mën na àgg sax ci digle ko bu fekkee ne circonstances yu mel ni nga xam ne ay bakkan di ci loru waaw te gannaaw yàlla yaakaar nañ ne ministère bi
ñoo wax ne gannaaw yàlla bu ñu espacé naissance yi maanaam bañ a soreel njuróom mi tuuti bu ñu ko soreelee loolu dana tax sauver ay bakkan. ñun CRSD man boog sama wàll pàcc bi nga xamante ne moom laa yor parce que CRD ay pàcc la ñoo xam ne ñi ngi ci média bi am na ñoo xamante ne bii ñi ngi ci yeneen ay forum ak yooyu man li ma yor mooy wàllu jigéen ñi. léegi ñun programme bi ni ñu koy defee nii la dañuy dem ci région yi bu ñu demee ci région yi dafa am benn argumentaire religieux boo xamante ne bii moom la ñuy jàngale moom la ñuy former religieux yi nga xam ne ñu ngi ci région yi donc région bu ñu dem dañuy former lu ma 10 religieux dañ leen di def argumentaire religieux bi nga xam ne Moustapha Gueye ñu ngi ko defoon sur l'espacement des naissances argumentaire boobu bu ñu leen ko joxee ñoom si seen bopp dañ koy jàng bu ñu ko jàngee ba pare nag ñu dem di ci sensibiliser kenn ku nekk 10 daayira buñ ci sensibiliser kenn ku nekk 10 daayira ñooñu sensibiliser demaat sensibiliser waat leen ci programme Moytu Neef ñun nag suñu programme ñu ngi ko yemale képp ci li nga xamante ne nii moom la yàlla wax ci nit ki bu ëmbee ak diir bu mu war a nopp maanaam nàmpal sa doom 2 at dañu diggante fi muy ëmbee ak fa muy amewaat benn doom bu mu weesu 2 at te ñi ñuy waxal tamit mooy les couples légalement mariés képp koo xamante ne sëyoo bokkoo ci programme CRSD ku sëyul waxuñu la nga am neef waxuñu la nga am doom bay neef donc ñun ku sëyul bokkul xale yi jigéen ñu ndaw a ndaw yi nga xamante ne sëyaguñu tamit li ñu mën mooy ñaax leen pour ñu téye seen bopp waaye duñ leen ñaax pour ñu jël ay planification ak yooyu. li ma leen di digal mooy rek ñu gën a góorgóorlu xam ni diine ñëwul ngir sonal doomi aadama diine dafa ñëw ngir lépp loo xam ne ñu noppal nit la rawatee nag jigéen moo tax loolu nga xam ne mooy ëmb te metti lool bi islam ñëwee daf ko jàngat boo xam ni dafa delloo yaay njukkal ci lan ci sant ko maanaam may ko permission pour lépp loo xam dana tax mu mën a espacer li nga xam ne mooy ay ëmbam maanaam bu ëmbee mën a noppaluwaat ay at 2 ñetti at ko defee mën a jëlaatum ëmb ndax ëmb dafa métti juróom-ñeenti weer am yàlla lu mu sàkk nekk def ko ci sa biir di ko fa fekk malaaka bi di ko wëlbatee ci kattanu borom bi subhanahu wa taala di ci def ay cër muy dund ci li ngay dundee di lekk ci li ngay lekk di naan ci li ngay naan bu guddee doo nelaw ndax ay wëlbatikoom ak yi kenn xamul loolu dama wax ni lu ñu war a bàyyi xel la moo tax nag islam kon ñëw daganal li nga xam ne mooy soreel njur bokkul nag ak limitation maanaam bokkul ak arrêté njur kooku ñun duñ ci wax duñu ko fekke li ñuy wax kay mooy loo xam ne dana tax njur mi sore yaay mën a dimbali ko mën a noppalu bu ko defee xale bi juddu it mën a jël forme boo xam ni bu demee ba mat góor dina mën a joxe li nga xam ne mooy ay farataam ci lépp loo xam ne wàllu diine la ak li nga xam ne wàllu société la. mais nun dañoo yaakaar ne bu dee wàllu l'islam ak wàllu chrétien on veut bien dire que il faut qu'il y ait un corps sain dans l'esprit saint. Oui, un corps sain dans l'esprit saint mooy il faut que ñu am ñoo xamante ne ils sont valides, ils sont conscients, ils sont dynamiques, ils sont en forme, ils sont en bonne santé. léegi bu ñu gisee ay mama yoo xamante ne dañoo feebar dañoo xiiboon ak ay xale yoo xamante ne encore amuñu doole amuñu kattan il faut qu'on leur dise que attention il faut espace naissance parce que les ressources humaines actuellement et les ressources naturelles raréfient et loolu itam soxal nañu bu baax a baax. Moytu Neef nag programme lu boo xam ne li ko tax a jóg mooy wàññi bakkan yi nga xam ne mooy loru jigéen ñi nga xam ne dañuy loru bu ñuy am doom wala bokk bu ñu ëmbee seen doom aussi di loru te gannaaw yàlla ministère bi mu defee gëstoom ci seen wàll dañu wax ne maanaam njur mu jege ba mu ëpp loolu li ko waral ci la bopp gannaaw yàlla ñu ko waxee nag ñun moo tax ginnaaw nañ ay bakkan da ciy rot da ci loru nag diine kat fuy bakkan di loroo fu ne war na ca taxaw xool la ko mën a saafara loolu moo tax ñuy yëngatu ci wàllum espacement de naissance nag mooy soril njur l'islam terewu ko man nga wax sax ne mën na ko àgg sax ci digle ko bu fekkee ne cas yu mel nii nga xam ne ay bakkan da ciy loru day daanaka day àgg ci dagan ndax l'islam moom bakkan diine l'islam chrétien itam noonu christianisme aussi bakkan dafa yàlla da ko jox importance bu rëy loolu daal mooy li nga xam ni moo ëpp importance ci li ñu tax di yëngu ci loolu ngir sauver ay bakkan
ci kàttanu yàlla. firnde li mi ngi ci tableau bii ñu leen di wan mi ngi aju ci taux de mortalité maternelle et infantile muy jigéen ñi ëmb ak imbi te di ci faatu ak seeni tuut tànk. étude démographique santé EDS bu Sénégal ci atum 2016 bi wane na ni 89 xale yu amagul ñaari at yoo jël ci junni bu nekk dinañ faatu at mu jot. ci beneen wàll wa 48 xale yu amagul ñetti at dinañ faatu ci junni boo jël. foofu nag mbokk yi ci la importance planification familiale ak espacement des naissances di feeñ lool firnde yi nag wane nañu CRSD mi juddu woon ci atum 2014 taxawaayam am na solo lool. Le Sénégal c'est un pays Sénégal doon lu am solo diine tamit doon fi lu am solo waaye dañuy gis ni bu ñuy élaborer wàllum politique économique duñ ciy boole trop kilifa diine yi mu mel ni sax looloo tax CRSD juddu ci ay waxtaan yoo xam ne dina yokk condition wu jigéen ñi. CRSD nag def na ay jéego yu bëree bëri tax na dinañ intégrer kilifa diine yi ci wàllum wér-gu-yaram fii ci Sénégal ba ñu mën a comprendre sax njëriñu planification familiale ak espacement des naissances pour gën a mën a yokk condition de vie wu jigéenu Sénégal yi. taux global TPC wu Sénégal yéeg na diggante 2012 ak léegi ba àgg ci defe naa 2012 sax 8% la woon ak de 8% à pratiquement 23%. daanaka jëm ci 24%. donc bon boobu vraiment yaakaar nañ ne suñu liggéey ci la bokk. léegi dama laaj léegi maanaam taux participation hommes yi maanaam góor ñi. effectivement facteur de barrière la woon waaye léegi maanaam causes yi nga xam ne maanaam waxtaan yi nga dañu ko defal pour jigéen ñi dañu seetlu ne maanaam ci 2015 maanaam waxtaan yooyu 87% jigéen ñoo ko daan ndax bon jigéen ñoo ko tax a jóg waaye 87% jigéen ñi ko daan fekkee ay jigéen lañu waaye ci seetlu nañu ci 2016 76% jigéen la donc 24% yi ay góor lañu donc ça veut dire que ne góor ñi. ñi ngi gën a intéressé wu ci thématique bi ci thème bi di fekkee jotaay yi di fekkee waxtaan yi loolu mi ngi wane ne aussi cible homme boobu nga xam ne moom la ñuy wax cible homme maanaam itam wax dëgg yàlla ñu ngi koy gën a atteindre bu baax a baax. fi mu nekk nii sax formé gum nañu booy seet lu mat plus de 1000 relais yoo xam ne formé nañ leen parce que sillonné nañu région yëpp ba ñaari région rek ñetti région moo ñu dese actuellement muy Sédhiou Ziguinchor Saint-Louis ak Louga. te yooyu sax dem nañ fa ba def contact bi ba pare dañ ko war a delluwaat pour def formation pour matale lépp région bi ci nekk formé nañ fa 10 relais am na région yoo xam ne dañ nañ fa 30 relais ba 40 relais donc ñu ngi ci ay 1000 et quelques relais yoo xamante ne jigéen ñi nga xam ne jot nañ leen sensibiliser yi tamit ëpp nañu ay ñaar fukki junni te ay jigéen la ay góor la te li ci gën a neex nag mooy góor ñi seen bopp ñooy demaat di sensibiliser jigéen ñi pour ñu moytu neef te ay ustaas la ñuy doon wala ay sëriñu daara la ñuy doon ay nit ñu xam diine lañu xam seen diine nga xam ne dañuy yem képp ci li nga xamante ni moom la diine. Il faut qu'on revienne à la normale. Il faut que le bien-être social nous préoccupe parce que inutile de produire des enfants, inutile d'avoir des enfants qui sont malades, qui sont maladives et qui peuvent porter préjudice à notre société sénégalaise. Que nous espérons que demain ou après-demain, ils seront les porteurs de voix et les porteurs de notre développement. fi nu jëm mooy fi nga xam ne rek foofu la ñu islam sant fi nu jëm mooy liggéeyal société fi nu jëm mooy xettali doomi aadama fi nu jëm mooy jox li nga xam ne mooy jigéen jox ko valeur am jox ko emplacement bi nga xam ne moom ko islam jox ndax islam dafa noppal jigéen islam dafa sagal jigéen islam dafa teral jigéen loolu moo tax it suñu mbooloo mi nga xam ne ci la ñuy yëngatu lépp loo xam ne dina tax jigéen garder li nga xam ne mooy wér-gu-yaramam garder li nga xam ne mooy taaram garder li nga xam ne mooy bonheuram loolu danañ ci yëngu bu baax a baax. ñoom ci seen bopp ñoo dem ba xam ne vraiment pour seen programme bi jàll. programme Sénégal moom programme bu ñu fi mën a def programme développement mu ñu def li ko gën a mën a jàllale mooy religieux yi mooy ndax fii diine dafay am doole nit ñi dañoo gëm te leen nit diine yi wax dañ koy gëm ndax dañ koy wóolu moo tax it ñun bala ñu dugg ci mbir war nañ ko xool ba setaat ko ndax nit ñi suñ gannaaw bu ñu xasee wax nit ñi moom dutuñu naatable ministère bi nag wax dëgg yàlla loo tax ñu xam loolu bi ñu xamee loolu nag moo tax ñu sollicité religieux yi donc approche multisectorielle boobu nga wax di religieux yeeg bàjjenu gox yeeg nangam ak nangam yaakaar naa ne vraiment porté na ay fruits daal en tout cas participation religieux yi moom ñoom seen bopp
dañoo dem ba reconnaître xam ne maanaam taux de prévalence contraceptive bi bu yëkkati ko c'est vraiment gannaaw yàlla ci religieux yi maanaam bi nga xam ne religieux yi commencé nañ ci wax moo mooy loolu. CRSD képp kuy kilifa diine war nga ci wàll si te war nga leen jàppale parce que man damay wax toujours ne programme benn mënul dox fii ci Sénégal te kilifa diine yi ànduñu ci te yii kilifa diine ñoom ñu jar a sargal lañ ndax kilifa diine yoo xamante ne yi ñoom dañoo jóg wutuñu ci dërëm fayeeku wuñu amuñu ci benn intérêt lu dul que na réew mi dox na nit ñi am seen wér gu yaram yooyu kilifa diine dañ leen war a jàppale dañ leen war a sargal te ñoo ngi leen di ndokkeel nag te tey bés bi ngeen ñëw tey jii nii muy bésu 8 mars ci man ma di leen sargal di leen wan ne vraiment ñun jigéen ñi kontaan nañ ci yéen te ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax. moo tax fii ñu jëm fenn rek la mooy li nga xam ne moom la ministère de la santé di yëngatu maanaam fexe ba li nga xam ne mooy taux bi nga xam ne am na Sénégal ci wàllu espacement de naissance taux boobu gën a yëkkatiku gën a yokku waaye gën a yëkkatiku gën a yokku ci wàllu woo xam ni dana dëppoo ak ni ko l'islam bëggee ndax ñun kat ni ngeen ko xamee islam moom waxul mukk ak ñi nga xam ni dañuy seq naka sa dul noonu mais ñi ñuy waxal mooy ñi nga xam ni couple yi nga xam ne dañoo marié maanaam dañu leen takk ci faratas yàlla ak sunna sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñooñu la ñuy waxal te ñooñu ñoo jar a waxal bu ko defee ni nga ko xamee société sénégalaise bi nga xam ne moom la ñuy dugg li ci ëpp ay jullit lañu ñeneen ñi ci yeneen diine la ñu tënku waaye ñun ñëpp benn objectif la ñu am mooy li yàlla waxoon subhanahu wa taala ni moo tax mu wàcceen ci kaw suuf ndax ñaari mbir rek la wa ma xalaqtu jinna wal insa illa li ya'budun yàlla ne li tax ma sàkk leen ci kaw suuf pour ngeen jaamu ma la mu waxaat ni huwa xalaqakum min al ard huwa ansha'akum min al ardi wastaamarakum fiha yàlla ni maa leen sos ci suuf si waaye nag wàcce leen ci kaw suuf ngir ngeen dundal suuf nit nag mënul dundal suuf te amul wér-gu-yaram nit mënul dundal suuf te culture am baaxul nit mënul dundal suuf te xamul fu muy teg tànkam te ku ne xam na ni suuf si bi ko yàlla sàkkee ba sàkk doomu aadama war ko fee wàcce malaaka yi dafa am lu ñu waxoon te loolu lu ñu war a moytu la daf ñu woon yàlla atajaalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdika waaye yàlla da ngay wàccee ci kaw suuf koo xam ne day yàq koo xam ne day tuur deret koo xam ne day def naka sa dul noonu te ñun malaaka yi ñu ngi lay sàbbal di la jaamu duñ la mooy benn waxtu duñ la mooy benn minute yàlla ni xam naa lu ngeen xamul loolu moo xam loolu malaaka yi xamul tey mel na ni moo commencé di feeñ depuis ca maam yi ba ndege ni mooy am na ñoo xam ne takk nañ seen digg am na ñoo xam ne jaayante nañ seen borom ngir liggéeyal diine liggéeyal seen askan te kooku groupe bi ci la bokk di CRSD. rek moom dañuy wax cadre de religieux pour la santé et le développement même biir santé ci boppam sax am na yeneen domaines yoo xam ne duggaguñ ci yoo xam ne itam mën nañ cee liggéey. kon nag mbokk yi mu mel ni mën nañoo sant yàlla bu baax a baax bi ñu amee CRSD fii ci suñu réew Sénégal mu ëmb ay techniciens ay kilifa diine ay sages-femmes ak ay personnes de bonne volonté ay nit yu bëgg seen réew bàyyi seen yitte jël seen jot jagleel ko askan wi ngir taxawu askanu Sénégal ndax dañu jàpp ne soreel njur ak moytu neef doon na lu am solo ci askan wi rawatina jigéen ñi ndax dina tax ba ndeete gi jeex ci jigéen ñi ëmb ak imbi ak tout tànk yi mbokk yi daal ak CRSD sunu xel mën naa gën a dal.